bonjour chers téléspectateurs nuyu nañ leen comme ni ñu koy baaxoo di defee saa su ne lundi ba jeudi man ak Merry d'habitude ñooy ànd mardi mercredi jeudi lundi bi man rek comme ni ñu koy baaxoo di defee rendez-vous bi léegi miin ngeen ko heure bu baax bi à partir de 13h30 la gannaaw rédaction bu télévision Futurs Médias di leen proposer seen journal ci en wolof ñun bu jeexalee ñun ñu ñëw tàmbalee ñun waa li xew ci biir internet bi wax naa ko lii nag ñun ak yéen ñoo ko bokk ñun ak téléspectateurs yeeg internet yi miin ngeen ko hashtag bi sunu net la muy Facebook Twitter wala Instagram bi nga xamante ni actuellement en live ñi ngi fay jàll di remercier bu baax équipe digitale bi nga xamante ne ñooy jàpp ci liggéey bi ba tax ngeen ñuy mën a suivre en temps réel ci suñu page Facebook bu télévision Futurs Médias ñi ngi Instagram ñi ngi YouTube miin ngeen YouTube hashtag boo demee YouTube da ngay def slash def TFM li xew ci biir internet bi ngeen commenté gis nañ ni nag ci week-end bi depuis jeudi ba léegi commentaires yi bari na surtout seen rubrique bi nga xam ne moo leen gën a soxal mooy kii kan la wala lii lan la gis naa ni joxe nañ ñu ci bari joxe nañ réponse bi bonne réponse yi dafa bari ba d'ailleurs mën na am ñu tànn ci kenn yóbbu ko ci Jili nekk rond point cité kër góor gi te d'ailleurs Jili moomu tey nañ leen wax am na yu bees tàq yoo xam ne ma nga amee fële ca rond point cité kër góor gi di showroom bu am solo boo xamante ni Jili baaxoon na yéen nga leen soxla ay matériel électronique téléphone portable yu bees yi am na d'ailleurs bu bees bu fa am ci kanam dinaa ci ñëw gannaaw ba ñu remercier waat leen ci encouragement yi ni ngeen ñuy supporté ci émission bi wax naa ko émission bi ñu nekk yéen ñoo ko bokk hashtag bi sunu net la commentaires yi en temps réel seen ay interactivité dafay am ndaxte saa yu ñu dugalee dara wala commenter benn affaire boo xam ne li xew ci biir internet la comme internet quoi day mel ni statut WhatsApp wala ñu dugal Facebook commentaires yi day bari mu am ay interaction ñëpp di ci joxe seen xalaat ñun tamit daal di koy partager waaye du ñu jóg ci aussi di leen sensibiliser bu baax di leen gën a expliquer naka ngeen di def ba mën a miinanteeg réseaux sociaux yeeg internet yi ndaxte internet dafa yaatu géej la comme ni ma ko baaxoo di waxee saa su ne dafa yaatu lu xew lu nekk mën na ci xew waaye tamit bari na ci ay yoon yoo xam ne bu ñu fay jaar dina tax ñu éviter wu ci lii nga xamante ni mooy tax ñu duppee ay fake news lan mooy fake news lan moo tax yenn information jarul ñu koy partager moo tax dañ leen di ñaax saa su ne balaa ngeen a partager yenn information yi ngeen xam ko bu baax ndaxte partager information bu bon mën na dugal jéyee ci ñeneen nit koo xamante ni surtout ci jamono ji nga xamante ni ñi ngi ci ay jamonoy Covid 19 jamonoy ay affaires yu doy waar daal ñoo ci xew ku nekk di jot sa téléphone di partager ay audio ñu ñëpp nekk ay spécialistes dañuy déglu borom xam-xam yi d'ailleurs Covid boobu dinaa ci ñëw ci kanam tey nag mooy 1er février mooy gannaaw mois de janvier bu gudd ci ñenn ñi ñëpp nee nañ mois de janvier dafa gudd waaye gisoon naa benn statut benn waaye ne mois de janvier guddul de ñun ñoo pauvre mais jeex na ci jàmm donte metti woon na lool surtout ci Covid bi waaye dugg na ci mois de février beneen mois moo tax comme ni ñu ko defee nii vidéo bi boo leen ko gisee ngeen xam ni mois de janvier jeex na ñu dégtal leen ko. Janvier fini, janvier fini, janvier fini, oh janvier fini. Janvier fini. Non, janvier fini. Janvier fini. Vraiment, janvier fini. Janvier fini. Janvier fini. voilà mi ngi noonu gis ngeen ko mooy janvier jeex na mi ngi noonu janvier jeex na donte dafa gudd xam nga financièrement la ñuy waxee quoi gis semaine bii passé ñu ngi leen doon wax ci jamono yi ay la fin bi yooyu 20 21 22 23 ba jàpp ba le 30 da doon nekk mois bu jafe gars yi financièrement taxawatuñu woon quoi ku nekk defoon na fi benn statut wan leen ko partagé leen ne loo leen dese ci mois bi ñu ku ne naan lii moo ma desee man moom li ma desee woon bariwul waaye alhamdulilah ba ñu yàlla mayee tamit gudd fan ak wér ba ñu fekkee mois de février bi di leen ko ñaanal yéen internautes yeeg téléspectateurs yi tey mooy 1er février di def ko comme ni ñu koy defee éphéméride di fàttaliku 1er février ñu nekkoon génn àddina kii di Serigne Habib Sy benn internet moo ñu ko partagé defal ñu rappel bi Lamine di ko jaajëfal fële ca Twitter Serigne Habib Sy nekkoon doomu El Hadji Malick Sy nekk fële ca Tivaouane famille Tidiania bu nekk fële ca Tivaouane mu ngi génnoon àdduna bis ni ki tey 1er février 1992 bari woon taalibe lool diggante Sénégal ak Gambie ak yeneen dëkk yi ñu wër bis ni tey ñu koy fàttaliku gis nañ ni internautes yi tamit dafay tax baax lool ci émission bi ndaxte dina tax ni ndaw ñi di gën di rappelé wu mag ñu baax ñi nga xam ne ñu ngi fi woon d'ailleurs am nañ benn rubrique bi ñu tuppee kii kan la wala lii lan la day tax ñu gën a fàttaliku waat ñi nga xam ne jaar nañ fi def fi jaloore bu am solo ci réew mi wala ci àddina wërngal këpp ndaw ñu gën ci di jàng ñun la nii la yéen ñuy partager yu ci bari ay internet yoo ñu koy proposer ñun tamit ñu koy partager heure bii nga xamante ni heure pause la ñuy liggéey
ci heure bii dina fekk ñu jël pause wala ñenn ñu bari ñu ngi seen smartphone seen téléphone di ñu mën a seetaan en live sur Facebook parfois ñu commenter def hashtag bi sunu net ñeneen ñi heure añ la heure pause la mais yi tamit heure bii la ñuy toog relax même bu fekkee dañuy añ dañuy dem toog jàkkaarloog TFM di ñu seetaan li xew ci biir internet dafa yaatu nag te bari moo tax du ñu jóg ci di leen sensibiliser ci Covid bi mi ngi fi chaque jour gis nañ ni yëf yaa ngi gën di yokk moo tax sensibilisation bari na lool ci internet bi dañuy njëkkee ak bu ministère de la jeunesse. gis nañ vidéo bi ñuy partagé ci week-end bi ministère de la jeunesse di def liggéeyam bu am solo boo xamante ni gën a ñaax ndaw ñi ndaxte Covid bi dañuy ci blâmer bu baax ndaw ñi ne du ñu respecter mesures barrières yi du ñu takk masque yi te pourtant ñoo war a protéger mag ñi nga xam ne seetlu nañ ni yëf yi da leen sonal lool te ba léegi sax ñenn spécialistes yi gis nañ ni ay ndaw sax ñu ci ñàkk seen bakkan waaye nañu gën ñaax ñi nga xam ne ñooy ndaw ñu ngir ñu respecter mesures barrières ñu dégtal leen vidéo bi nga xam ni gis nañ ni def na tour ci réseaux sociaux yi ci week-end bi. sama doom feebar bi kat mu ngi law bari na ba jaaxal ñu. loolu waral li nu ñuy tere lépp nanu ko moytu ngir mu abal nu. yéen xale yi su ngeen mënta bañ a génn na ngeen fagaru. ndax kat seen wér gu yaram mooy sunu gos. ñun ñoo mën a aar mag ñi. ginnaaw bi ñu aaree sunu bopp. nañu takk masque yi bu ñu waree jege mag ñi. te it nañu moytu xew yi ak dajaloo bi. feebar baa ngi ci réew mi xàmmewul mag te xàmmewul ndaw. waay dimbali leen ñu aar leen seen bopp aar mag ñi aar ñëpp. ñàkk bii nag mooy sunu kaaraange ndax kaay fagaru moo ma gënal kaay faju. message bi ministère de la jeunesse moo leen ko jagleel. voilà mi ngi noonu waa ministère de la jeunesse di ko gërëm moom ministre bi Néné Fatoumata Tall gis nga ko sensibilisation bi am na solo ay ndaw a ngi ci biir ay mag a ngi ci biir mais ñëpp daal ñun ñëpp sénégalais yi wala ñëpp la concerné ndaxte Covid mi ngi fépp ci àddina gis nañ li xew ci bitim réew ak bis ni démb la woon ca 0 heure la France tëj ay buntam ndaxte yëf yaa ni mel donc ñun nañu gën a ñaax suñu ay population nañu gën a ñaax suñu ay ndaw di jaajëfal waa ministère de la jeunesse mais aussi di jaajëfal aussi internautes yi ndax gis nañ ni jël nañu combat bi portel ko seen bopp lii am na solo internautes yi nee nañu ministère de la jeunesse nañu ñëw gën a participer ci émission bi ndaxte ndaw ñi ñu ngi koy suivre ci réseau surtout ci réseaux sociaux yi ndaxte émission ndaw la ak mag la ndaxte mag ñi tamit ci lañ bokk mais gën a ñaax ñi nga xamante ni ñooy sénégalais yi ngir ñu mën a xeexandoo ensemble lii di Covid 19 sensibilisation boobu d'ailleurs ci la ñuy des ndaxte am na comme ni ma ko doon waxee sànq ak Cheikh Diop am na yenn image yi nga xam ne gis nañ ñu koy partagé ci réseaux sociaux yi ci week-end bi yëpp bu njëkk ba dañ doon gis jamonoy couvre-feu bi ñuy débuté police bi di xeex ak population bi wala di leen def ay répression loolu nag nekkoon na loo xamante ni image yi ñu doon partagé la waaye tamit bu police bi defee lu baax ba ñii autorités yi ni ñu ko bëggee ndax nee nañ nañu privilégié sensibilisation bi que ñuy privilégié lii amal lii di ay répression te loolu police bi dégg nañ ko joxe woon nañ fi beneen vidéo boo xam ne ma ngi xewoon ca Kaolack jeudi dernier te gis nañ ni Sénégalais yi jël nañ ko mais aussi police yi ngi ciy def liggéey bu am solo image bi nag gis nañ ni ñëpp a ngi koy partage ci réseaux sociaux yi te lu ñuy saluer la lu am solo la policiers yi di joxe ay masque di ko distribuer population yi ci marché yeeg ñeneen ñi ku amul masque ñu jox la masque lii nag lu am solo la te internautes yaa ngi koy partagé image yoo nga xamante ni gis nañ ko ci statut WhatsApp yi gis nañ ko Facebook gis nañ ko Twitter gis nañ ko ay Instagram ba bref ci réseaux sociaux yëpp gis nañ ni gars yaa ngi koy partagé te lii lu am solo la surtout ci période yi nga xamante ni kenn duñu jóg ci di gën a sensibiliser ndaw ñi ngir ñu xeex lii di Covid 19 bi nga xamante ne actuellement doy na waar dootoo xam sax loo ciy wax lu dul gën a ñaax nit ñi ñu protéger mag ñi te respecter mesure barrière bi en tout cas encore une fois di jaajëfal waa police lii nag image la mën nañ jàpp ne ba dina bokk ci image de l'année yi quoi image yi moom image yu ñuy bëgg di gis la te am na solo moo taxit population bi ay sénégalais yoo xamante ne duñ ay policiers duñu ay dara mais ay sénégalais ñu fi nekk tamit ñoom tamit bokk nañ ci sensibilisation bi duñu jóg ci di ko wax ay action citoyenne la ñuy def ñoom ku ci mel ni waa Fatick nag li ñuy ñëw ci émission bi bari nañ ñoom xam naa ni mën nañ lay jël région de référence ndaxte lii kii di Ngom ñaa moo ko doon def di sensibiliser joxe ay masques ci li nga xamante ne mooy xeexum Covid 19 bi distribuer ko ñoom ku ci nekk sa gox mais lii nag action yi nga xamante ni gis nañ ni ay action citoyenne la ñëpp di ko partager ci réseaux sociaux yi hashtag bi sunu net la ay internautes daal ñu koy partager lii nag gis nañ ni lu am solo la ndaxte duñu jóg ci di wax ne ku nekk di def dara ci sa gox dañuy jóg ci parfois ñiy bale ci seen koñ ñii di saxal ay garab ñii di def ay set-setal ñu koy partager ci réseaux sociaux yi ñun tamit lii ci émission bi la bokk action citoyenne lañ ko duppee gis nañ di jaajëfal Ngom ñaa bi nga xamante ni ma
nga nekk fële ci ministère des sports di initiative bi mu jël dellu fële ca Fatick dëkkam daal di fay distribuer ay masques mu nekk lu am solo loo xam ne gis nañ ni internet yaa ngi koy partage surtout waa Fatick yi dañoo mujj créer benn hashtag tuddee ko Fatick quoi Ngom ñaa ngir partager lii initiative bu baax la di wax ni yeneen dëkk yi aussi yeneen gox yi bu amee ku ci def action yu ni mel dañ koy partager fii ci réseaux sociaux yi dañ koy partager aussi ci émission bi ndaxte li xew ci biir internet bi day mel ni réseau social quoi comme TFM day mel ni Facebook wala Twitter wala Instagram d'ailleurs da ngeen am hashtag boo xam ni exclusivement yéen lañ ko réserver muy hashtag sunu net lépp loolu leen bëgg muy jàll ci émission bi ci li soxal internet te ñu war ko partager ci lu baax sénégalais yi di ko gis te surtout maire yi du ñu xam fu ñuy mën a dugg ci Facebook yeeg yooyu dañ naan ñoom gisee naa ko ci Face bi rek information bu ñëw dañ naan gisee naa ko ci Face bi donc ñu xam ni am na ay jëfin yu rafet yoo xam ni sénégalais yaa ngi koy def surtout ci période Covid bi nga xamante ni dafa jaaxal àddina di remercier encore une fois Ngom ñaa fële ca Fatick liggéey bi mu def di gën a ñaax ñeneen ñi ku ci nekk war na ci mën a gën a dugal loxoom waaw ngir xeexandoo ensemble lii di Covid 19 ñeneen ñi nga xam ne aussi ñu ngi def nañu partagé jamonoy partagé la def ay live wane fësal ñun tamit dañ ko partagé loolu am na solo leneen li am na benn internaute bu ne actuellement ñi ngi réagir ñu ngi ci réseaux sociaux yi actuellement ñu ci bari ñu ngi suivre ci suñu page Facebook bu télévision Futurs Médias gis nga réaction yi am na ku ñu posté léegi Vieux tey nag ki gën a fans na ma wan ci émission bi mooy réaliser Vieux Diouf am na ku posté ne dafay rappeler ok lundi d'habitude dañuy génne ay images yi nga xamante ni daf ñuy rappeler à peu près suñu ndaw enfance yi ci lañ daan jot a jaare boo gisee image bi rek sa xel dina sori quoi Vieux woon ko image bi mooy li ma la envoyé léegi ni benn internet moo ñu ko postel ñu gis ni war nañ ko mën a partager ak téléspectateurs yeeg internautes yi Vieux wane image bi vite fait internet bi voilà ku ci nekk na ngeen wax lii lu mu lay fàttali voilà commenter leen seen ay commentaires dañ koy jël daal di koy partager en temps réel ci suñu page Facebook ak ci télévision bi hashtag bi sunu net la muy Facebook Twitter wala Instagram en live sur YouTube boo demee YouTube def TFM di ngeen gis lu xew ci biir internet bi ngeen commentaire yi ñu jël daal di koy partager lu am solo la lii nag waaw réaction internautes yi Vieux wan leen ñi ngi réagir benn internet moo ñu ko proposé léegi ci live bi ñun tamit ñu partagé ko gis nga télé digital lañ yor en temps réel comme li xew Facebook xew Twitter xew Instagram ci biir émission bi la bokk dañuy relax comme statut WhatsApp dañuy posté ay statut reetaanlu information yi dafay bari ba da ngay dootoo xam dañuy vérifier xam ni information yu wér yu wérul ñëpp comprendre nañ léegi loolu mais du ñu jóg ci di ko wax ndaxte la répétition est pédagogique waaw mais réaction yi am na solo gis naa internet yaa ngi réagir en temps réel hashtag bi sunu net la kii nee na policiers yi seen liggéey rafet na mi ngi wax waa police yu Touba waaw kii nee na temps booy la ko image bi di joxe effectivement temps booy la boo gisee image yi jamono yii Vieux xam naa mënul nga lii yow waaw sa plastique dagg nga teel ko dem teg taf sa dàll ci rax aussi yooyu ñun booy HLM yi miin nañ yii oui na ku nekk waxaale sa quartier sax oui kii nee na enfance la koy fàttali effectivement temps booy la lii benn internet moo ñu ko partagé di ñu wax li ñuy rappelé ñun ñëpp lii temps booy la ñuy rappelé xam nga jamono yu neex à la limite dootoo fa bëgg da ngay fàttaliku temps booy ba da nga naan waruma woon màgg sax quoi mais c'est la vie ci la bokk am na solo d'ailleurs ci temps booy la ñuy des dañ la woon benn booy boo xam ne def na image bi wala vidéo bi def na buzz ci week-end bi muy doomu Pape Bouba Diop ma nga fële ca centre Génération Foot gis nañ vidéo bi nga xamante ni voilà ñëpp dañ ko ñeewantal ndax bu yàggul la ñàkk way juróom bu góor Pape Bouba Diop d'ailleurs ci week-end bi la doon fêté je pense 41 ans gis naa ñëpp di ko partagé moom Pape Bouba Diop nga xamante ni bi mu génnee àddina yàggul doomam bi nag xam naa dañ koy ñeewantal nga ca centre Génération Foot bëgg raw sax baayam di fàttaliku baayam moo fi defoon jaloore bu rëy bi njëkk a dugal but ci histoire bu équipe nationale bu Sénégal ci histoire coupe du monde Sénégal France dugaloon but bu rëy ba moom Pape Bouba Diop doomam bi nag vidéo bi def na buzz ci week-end bi gis naa ci internet bi ñëpp di ko partagé. Fils de Pape Bouba Diop. Aaron faites doucement rek. Boy mi ñoo gën a xool.
Pape Bouba Diop voilà mi ngi noonu di ko souhaiter bonne chance bonne continuation peut-être mu dem ba raw baayam ci jaloore ci football waaw ëpp ko ay fan lool aussi di ñaanal yàlla Pape Bouba Diop yàlla xare ko àjjana gis nga image bi yi ñuy partagé lu xew la ci jamono partagé ay vidéo ci réseaux sociaux yi surtout bu amee solo baax ñëpp dañuy gën a fësal lu ni mel ndaxte internet moo ni toll internet géej la nag waaye du ñu jóg ci di leen sensibiliser d'ailleurs ci noo def ñu taxaw ci sensibilisation boobu ndaxte am na benn image bu ñu doon partagé ci réseaux sociaux yi ci week-end bi wax ni WhatsApp dafay changé ak information yooyu nga xamante ni gis naa ko ci groupe WhatsApp bu ci nekk ñu ci bari envoyé ma ko daan di laaj vérifier ba xam ndax wér na wala wérul mais WhatsApp joxewul benn information WhatsApp waxul ne dafay changé logo WhatsApp waxul dara loo xamante ni dafay jublu ci boppam lu dul information yi ñu leen fi doon wax ci fan yii ñu génn ci mbirum WhatsApp ak fi mu toll ci ay WhatsApp ci boppam nee na moom léegi moom mooy joxeel boppam ay xibaaram ndaxte commencé nañ def ay statut ñëwoon nañ ci ak information yi ci semaine dernière bi nga xamante bi ñu yeewoo gis statut WhatsApp yi fépp ci ñoom seen bopp di ko partagé ñëpp doon ko gis ñëwoon nañ ci indi leen ci ay leeral waaye xibaar bi nga xamante ne ñu naan ay WhatsApp ak day changé logo dafa commencé fayeeku loolu WhatsApp waxagu ko te gis na ñuy jóg ci di ko wax di leen gën di sensibiliser ndaxte bari na ci ay internautes wala nga xamante ni ku ci nekk sa téléphone portable dugg na ci groupe yu ci nekk mais lii amul information bi wérul ndaxte WhatsApp joxewul lu ni mel ñoom seen bopp d'ailleurs gannaaw bi ñu amee woon temps yi seen jafe-jafe yi ñu nga xam ne amoon nañ ko ñoom waa WhatsApp ci ne woon dañuy ci mois de février bi le 8 février dinañ indi ay coppite ci seen WhatsApp ndaxte dañu bëggoon boole données yi daal di koy partager ak Facebook loolu nag juróon tollé bu rëy ba ñeneen ñëpp daal di daw dem ci Signal wala Telegram ñëwoon nañ ci ak ñooñu nga xam yeneen plateforme yi nga xam ne ñoom bénéficié woon nañ ci bu baax ndaxte ñu ci bari dañoo bàyyi woon WhatsApp waaye xibaar bi ñëw dugg ci biir nag wax nañ ne wérul amul WhatsApp waxu ko te ñoom seen bopp nee na ñoom ñooy joxeel seen bopp seen ay xibaar boo leen amee dara information WhatsApp ñoom seen bopp dinañ def ay statut daal di koy partage yéen ñëpp ngeen jot ko fi jamono toll nag information yeeg fake news yi day jaxasoo ba doo xam loolu baax na am na beneen xibaar boo xam ne Facebook la concerné d'ailleurs ndaxte ci jamono yi Facebook dafa bëgg indi ay coppite waaw ñoom Mark mi nga xamante ni moo dirigé filiale bu mag bi ñoom ay WhatsApp ak yi yëpp benn nit ko moom nee na Facebook bëggatul dugg lool ci yëfi politique yi te pourtant Facebook fu mu yegsi ni mbiru politique moo ko fi indi bu ñu fàttalikoo ci ay jamono yi 2008 2007 bi Facebook nga xamante ni gars yi miinewuñu ko lool ci dëkk naar yi ay printemps arabe yi fi jotoon xew yëpp Facebook joué na ci rôle bu am solo ndaxte information yi yu bari dañ ko doon partagé en temps réel ci plateforme bi nga xamante ni daaneel na régime yu bari waaw ay printemps arabe Facebook mi daaneel na régime yu baree bare ñoom nag nee nañ bëgg a génn ci politique ndaxte gisuñu ni ñoom seen évolution ak fi ñu toll ci jamono léegi dañ bëgg a rocc seen tànk léegi ci mbirum politique loolu nag ñu ci bari def ci ab samp ab laaj xam naa dinañ ci ñëw gën leen ko leeral ak ay spécialistes waaye Facebook dogal bi mu jël ndax mën na ne ndax Mark dafa bëgg dafa jaxase àddina ba pare ñenn ñi loolu la ñu wax ba pare bëgg a rocceeku ci mbirum politique bi ndax bu rocceekoo ci politique aura bi ñu am nii dinañ ko am ba léegi ay laaj la dinañ ci ñëw ak ay spécialistes ñu yëy ci yàbbi mais décision bi ñu jël ñoom ne nañ dañu bëgg a rocceeku ci mbirum politique bi ñoo kii di waa Facebook mi nga xamante ni Mark moo ko jiite Mark ak équipe am ña nga ca Facebook commentaire yi bari na vie internet yaa ngi commentaire ñi ngi laajaat image bi nag ku nekk mi ngi rappelé wu ba nga nekkee xale image bi ñu fi gisoon suudee daal voilà ñu ngi nii commentaire yaa ngi nii internautes yaa ngi nii di réagir en temps réel ci suñu page Facebook bu télévision Futurs Médias comme yëpp émission yëpp da ngeen di am émission yi en temps réel ci suñu page Facebook Social TV la leen télévision Futurs Médias di proposé saa su ne gis ngeen ko programme yëpp da ngeen koy am léegi kenn nekkatul télé rek doon bu njëkk ba média traditionnel di seetaan télévision nii am nga télé ci poche mooy téléphone portable yi ngeen am possibilité seetaan télévision yi dafa xew ci jamono mi ngi ni Facebook la actuellement commentaire yi bari na nag vie gars yaa ngi commentaire ci image bi ñu indi woon sànq di leen rappeler wu temps booy ñu ci bari wax nañ ko ñenn ñi kii nee na kii de tic la tudd effectivement dàll yi tic la tudd marque la woon sax ci dàll yi ñëpp amoon nañ ko ay booy HLM booy Guédiawaye kii moom mi ngi wax région yi kii ñuy envoyé ay kër kii mi ngi wax lii li mu koy fàttalil ci atum ci jamono yi mu gënee nekkee ndaw voilà ñu ngi noonu
temps booy la ñuy fàttali ki nee na tig-tig la fourneau bu ñu boyal paaka suude waa kër gi naan la moytu leen suñu paaka yi ngeen di suude da ngeen yàq suñu paaka yi dàq ji ñu fu ne tere ñu paaka yi bu amoon daal cerax bu daggee ngay dem suude ko ngir mën ci doxaat image bi nag la tey moo nekk suñu image du jour ndaxte benn internet moo ñu ko proposé hashtag bi sunu net la daal di posté photo bi ñun tamit ñu partagé ko demandé internet yi ñu réagir wax ñu lan la leen image yi di fàttali ku ci nekk fàttaliku sa jamonoy ndaw ci émission bi la bokk parfois ñu indi image boo xam ne Dakar la woon 1972 wala ay année avant année 1960 ku ci nekk rappelé wu mag ñi rappelé wu yenn rue de Dakar yi fi mu daan neexee ñenn ñi daal di rappelé wu aussi ci ay jamono yi Sénégal bu njëkk ga ba jamono daan neex noonu la mag ñi di waxee léegi ak léegi jamonoy 2000 ba léegi ak fi internet toll ak xale yi ni ñu branché ci réseaux sociaux yeeg internet yeeg TikTok bi dafa xew léegi mag ñi comprendre ñu sax dañ naan léegi voilà duñ mën a comprendre monté loolu am na solo leneen li mooy le meilleur pour la fin muy li ñu leen digteel duppee ko kii kan la wala lii lan la jeudi nag am na ku ñu fi bàyyi woon gis naa ni commentaire yi bari na sénégalais yi bëgg nañ ko lool du ñu jóg ci di ko ñaanal ndaxte ndaw ñi ku ci commentaire daf ciy teg ab ñaan ne yàlla guddal fanam El Hadj Mansour Mbaye gis nga ko Mouhamadou Mansour Mbaye juddu 1927 fële ca Ndar ca Île de Sor moom loolu la ñu wax ndax bari na ci ay internet yoo xam ne joxe nañ année bi mu juddu année bi nga xamante li mu def ci Sénégal mais surtout ci jaloore yu am solo yi nekk communicateur traditionnel nekk référence bokk ci famille El Hadj Malick Sy waaw fa la jokku moom d'ailleurs ñu bari fa lañ ko gën a ràññee ci ay gàmmook yooyu ñu ngi koy fésal mais surtout taxawaay bu am solo bi nga xam ne am na ko ci politique gu Sénégal ci boole nit ñi ci jubale nit ñi rappelé wu à peu près ndaw ñi jàngal leen naka la ñu mën a comporté woo ci situation bi ñun ni ñu mel ak jamono ni ñu koy dundee léegi yàlla guddal fanam gis nañ ni internet yi nag réagir nañu réaction yi bari na muy suñu page Facebook surtout si suñu chaîne YouTube bi xam naa mairie bu ñëwee suba dañ leen wax moo jël record bi ci commentaire depuis ba ñu dalee def rubrique bi kii kan la wala lii lan la gis nga image archive yi nga xam ñu ngi koy génne am nañ d'ailleurs benn extrait bu ndaw ci moom ñu ñëw balaa ñu leen proposé waat beneen kii kan la. yéene sunu avenir yéen la ñu yaakaar ëllëg di ñaan parti yi waaw waaye ca dëgg-dëgg ku ne mën nga am sa parti waaye ñoom ñëpp ca dëgg-dëgg nuy bind lu rafet di wax lu rafet ci télévision dégg ngeen la góor gi Alassane Faye waxoon nee na ay wax lu ñaaw jarul bind ci Paris Dakar booba Paris Dakar a am kon nag nuy ñaan sénégalais yëpp ak sénégalaises yëpp nuy wax lu rafet di def lu rafet di nett lu rafet li may sama dernier message nag mooy Sénégal yal na fi yàlla def jàmm sa maam Alhaji Abdoul Aziz xalifa bu tedd ba nee na boo amee sa ëmb bu nekk ci gaal ne bul ñaan ëmb bi mucc ne ñaanal rek gaal gi mucc ne bu gaal gi muccee rek sa ëmb mucc te ñun ñëpp ñoo ngi ci genn gaal gu xam ne ki koy conduire mooy ku wax président Macky Sall noo ngi koy ñaanal gudd fan di ko ñaanal wér li mu bëgg ci réew mi yal na ko yàlla defal ci darajey sang bu tedd ba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam di wax mi ngi noonu yàlla guddal sa fan papa yàlla bàyyi la fi nga ñuy yàgg a jiite lool ñaan yi dégg nañ ko conseil yi dégg nañ ko ndaw ñi lii la ñu war a jël ci Sénégal référence baa ngi noonu bari nañ ci ay référence yi nit yu baax kii kan la wala lii lan la benn rubrique la boo xam ne dañuy génne image yu photo ki ñu xam lool wala koo xam ne def na jaloore bu rëy ci réew mi nekk fi ba tey wala mu génn àddina ñu génnee photom wane ko laaj ko xale yi ñu xam daal di commentaire def benn biographie am rappelé ñu li mu taxawaayam fi mu jaar yu ci bari ak hashtag bii di sunu net def ko daal posté message bi Facebook Twitter wala Instagram d'habitude ñu ci bari dañoo dem ci chaîne YouTube bi rek daal di posté message bi biographie bi d'ailleurs dañ ciy tànn kenn yóbbu ko ci jili CSB nekk rond-point cité kër góor gi am na ku ñu tànnoon bee passé muy Kumba Ngom demoon na jëli loo mi ngi nii boo demee sa jëli sa loo nag d'habitude téléphone portable lay doon nga posté photo bi ñun tamit ñu partagé ko Kumba Ngom mi ngi noonu ngeen di gis ci image yi jili nag daal di génnee lu bees S21 nee na ma nga fa ci cité kër góor gi am ngeen possibilité am ko foofu moom jili CSB di ko jaajëfal ci wóolute gi ak ni mu sponsorisé rubrique bi ñu duppee kii kan la wala lii lan la jili CSB jeune la waaye buy liggéey ñafe gëm réewam nekk fi di ko ñàkkante loolu ni comme ni ñu koy waxee di ci góorgóorlu bu baax S21 bi nag Samsung yu bees yi la S21 bi am na foofu ca jili CSB nekk rond-point cité kër góor gi mooy sponsor rubrique bi kii kan la wala lii lan la jili di ko jaajëfal bu baax ci wóolute gi am ngeen possibilité yéen internautes yeeg téléspectateurs yi seetaan S21 bu bees bi am na foofu ca jili peut-être dina ko indi fii ci plateau bi présenté ko ndax loolu am na solo kii kan la bu bees bi ma xool ba xam ndax gars yi nañ ko xàmmee wan ñu image bi
suba ñu ñëw miin ngeen fi ngeen di dem répondre wax naa ko mooy seule émission boo xam ne avant la pendant ak après hashtag bi sunu net la muy Facebook Twitter wala Instagram kii kan la bu bees bi wan ñu ko voilà. wax leen ñu kii kan la kan moo nekk ci ginnaaw photo bi hashtag bi sunu net la muy Facebook Twitter wala Instagram ngeen commenté def biographie un peu waaw ngeen partagé ko ci réseaux sociaux yi peut-être suba ñu tànn kenn yóbbu ko ci Jili pourquoi pas mën nga am S21 bi bees yi nga xam ni disponible na fële ca Jili nekk rond-point cité Kër Góor gi Jili di ko jaajëfal bu baax encore une fois ma xool commentaire yi d'habitude suñu waxee kii kan la damay xool commentaire yi internet balaa ñoo jeexal ba xam na gars yi commencé nañoo trouver quoi ba xam na commencé nañoo gis piste bu baax bi. oui ñi ngi réagir internet yaa ngi réagir actuellement en temps réel kii kan la hashtag bi miin ngeen ko sunu net Facebook Twitter wala Instagram parfois ñu tànn mais temps yi dañoo bari lool tànk ci chaîne YouTube bu télévision Futur Média dem leen foofu ngeen commentaire fépp mën ngeen commentaire dañuy tànn kenn rek xool ku joxe bonne réponse bi ñu jël ko yóbbu ko nekk mu dem ci Jili bu demee jël lawam téléphone lay doon photo wu partagé ñu tamit ñu partagé photo bi ak téléspectateurs yeeg internautes yi. kii kan la suba ñu nañ ci indi réponse bi mais wax naa ko émission bi day continuer avant la pendant ak après ci internet bi comme li xew ci biir internet bi di leen jaajëfal yéen téléspectateurs yi ak internautes yi jaajëfal leen yéen équipe bi nekk ci ginnaaw tax lépp yemb ngeen mën ñu dégg ñi ne gérer son bi réalisateur bi moom Vieux Diouf mi nga xamante ne mooy fans dama won émission bi mooy réalisé tey équipe digitale bi ki ko jiite di mag yi ñoom Adja di leen jaajëfal réalisateur bi Youssou jox leen dig daje ba suba ci beneen numéro li xew ci biir internet bi suba nag naa fas yéene ànd ak Merry Beye Diouf jaajëf